précédent numéro, vous aviez vu tout le mal qui s'est donné pour regarder la télé. Aujourd'hui, il décide de faire un grand pas vers le numérique. Issa, lui, a décidé d'aller chez Excaf Telecom pour acheter son décodeur TNT by Excaf. Yéen tamit mën ngeen dem ci suñu revendeur agréé yi nga xamantene ñu ngi partout fii ci Sénégal ngir mën a jënd seen décodeur TNT. dama ñëwoon pour jënd si décodeur TNT by Excaf. ñaar yi ñoo ci nekk ñoo ci am bii moo njëkk a génn bii moo mujjee génn. Il est important aujourd'hui de reconnaître le vrai du faux. Il existe seulement 2 décodeurs TNT by Excaf qui peuvent recevoir parfaitement le signal numérique. ñu ngi koy jaay 25 000. 25 000 da ngay amaale ñaari weer yu ñu lay may. loolu xéewal la de. Félicitations à Issa. Il vient de faire un grand pas vers le numérique. Maintenant, il reste une étape très importante qui est l'installation. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais non, Issa. Jarouli, installer son décodeur TNT, c'est comme un jeu d'enfant. Tout d'abord, il faut bien vérifier si vous avez la bonne antenne, c'est-à-dire l'antenne râteau, et si elle est bien orientée pour recevoir le signal. Étape numéro 1. Installez votre carte dans votre décodeur. La puce est orientée vers le bas et au fond du décodeur. Étape numéro 2. Si votre téléviseur ne dispose pas de connecteur HDMI, veuillez brancher votre câble RCA et c'est encore plus facile car les couleurs vous guident. Étape numéro 3. Mettez le câble de l'antenne EHF à l'entrée RH-IN de votre décodeur. Et enfin, étape numéro 4. Installez l'alimentation électrique du décodeur puis le raccorder sur une prise électrique. Bravo Issa. Gis nga installé nga ce décodeur TNT te amoo ci benn problème. ñuy fàttali ne yéen ñi ñuy seetaan tamit te xaw a am tuuti jafe-jafe ak seen décodeur TNT suñu équipe ñu ngi sur le terrain dinañ ñëw ba ci seen biir kër loolu nañuy woowee campagne nemmeeku sa TNT phase 2 waaye bu leen fàtte nag ndaw yi nga xamante ne ñoom la ñuy yónnee carte bii nañ leen di wan bu ñu ñëwee seen kër looloy firndeel ne agent wu TNT by Excaf lañu lii lañ leen indiloon tey ci seen minute TNT di leen jox daje beneen yoon. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Sodida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. mbokk yi benn waxtu bu tegal ñetti simili jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi ñuy ay liggéeykat infirmier sage femme yu JICA te ñu affecté leen ci maanaam ay gox yu fasanti ko ci réew mi daal di wane seen naqar ca seen liggéey la ñu jàpp mooy ne lu war a jege juróom benn weer gi ni jotuñu seen salaire te yeneen ci ay ponk yu ñu sàkk bëgg nguur gi taxaw ci rawatina jëwriñ juñ dénk wàllu wér-gu-yaram dañ ko faram-fàcce ci xibaar yi lu aju ci yeesal wàllu justice ci réewum Sénégal ña cay yëngatu jëwriñ juñ dénk wàllu justice ne am na ci yaakaar membre yi tollu ci ñaar fukk ak juróom-ñett ñooy xaar ci ñoom liggéey ya ñu sumb ñu war cee jot fii ak weer ñu jébbal ko njiitum xew mi di le président Macky Sall ya ñu cay xaar di ay ponk yu toll ci ñett da ngeen mën a teewlu kàddu jëwriñ ji ci yooyee ponk ci xibaar yi lay doon mu mel ni jamono ji ñu ngi ci njàqare di askan way dëkk ca Mariste la ko waral mooy yenn ci ay bâtiment yu ñu jàpp ne boobu moytul dana daanu ñu ciy joxoñ baaraamu tuuma jëwriñ duñ dénk wàllu renouveau urbain di Diène Farba Sarr ba ñu jàpp ni moo bloqué yenn ci ay projet yu jëm ci yeesal yooyee bâtiment da ngeen mën a teewlu kàddu ñenn ci ñoom ci xibaar yi lay doon mbokki ponk yaa ngoo ko bu ngeen di toppee ñu daal di ko yaatal.
mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy dooree ak ay infirmier doon it ay sage femme yu JICA te ñu affecté loon ci ay bërëb yu fasantikoo ci biir réew mi ñoom ñoo wane seenu ko naqar jamono ji ñu jàpp ni seenu ko salaire dafay tardé daanaka juróom benn weer a ngi ni jàpp juróom ñaari weer jotuñ ci yore salaire yeneen nit yu ñuy sàkku bokk na ca mooy ni bu ñu feebaree amuñu daanaka li nga xamante ne moo aju seen statut ngir mën a faju yeneen ci ay ponkit fësal nañ ko bëgg kilifa yi taxaw ci laata weeru mars bii di jeex ci atum 2018 lu ko mooy dàq ñu sax ba lompoñal li nga xamante ne mooy système de santé ci réew mi leeral yeeg suñu ndaw di Yamakoli. junni ak téeméeri ak juróom benn fukki ñaari agent ci seen biir am ay infirmier ak sage-femme ñaawlu nañ anam bi ñu liggéey ci kaw bi di lu ñu xamle ci seen ndaje bu yaatu bi ñu doon amal. donc nguuru Sénégal xaatim nañu ay kayit ci wàllu programme bi ñu tuddee programme JICA ñu recruté ñu depuis daaw ba ren nga xam ne contrat yooyu ñu ngi war a def ñaari at ci programme bi ren nag ñu ngi si ñaareelu at donc loolu moo ñu fa daje tey ngir waxtu ngir ñaxtu ngir yëglu nguur gi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund. juróom benn jàpp juróom ñaari weer ñu leen ko fayul ak itam ñàkkum couverture médicale ak yeneen ci ay jafe-jafe ñu koy jànkoonteel. condition yi ñuy dund métti na trop nga liggéey ba weer dee mënoo jot sa salaire mooy si suñu xaaweeku na. beneen bi mooy nga xaatim ay contrat ku nekk xam ne ki nga ko xaatimal sa employeur daf ci yor benn nga yor si benn inspection du travail yor si benn waaye ñun amuñ si benn. bañ ko signé ba léegi mosuñu teg bët suñu ay contrat te ku nekk xam ne tey ñun ay ndaw lañ bëgg nañ am ñu taxawal tey da ngay dem banque sax bëgg am noo mel ñu ne la an sa kayit nga ne aw ma kayit aw ma contrat jafe-jafe la beneen bi mooy ay fajkat lañ dañuy faj waaye tey ñun bés bu ñu feebaree ñun dañuy dem jëndi garab amuñ fenn fu ñu mën a fajoo foo xam ne tey dañuy jël en charge. ñoom nag di xamle ne seen ñaxtu bi bu antuwul na mën nañoo lompañal système bi. liñ mën a def bëri na te liñ na ma def bëri na lool waaye ñaanu yàlla àgg fa ak ñoom kilifa nag li wolof Njaay ne gor sa wax ja te jàpp nañ kilifa la te gor la te moo ñu woo ñu wax ñu gëm rafet njort si lu mu wax. ñu ngi koy may fii ba weer bi dee ñu ngi ci weeru mars fii ba weer bi di dee bis bu nga xamante lépp wax nañ ko ak ñoom defuñ si dara gisuñ si dara dinañ ñëw dal seen kaw. jëwriñ bi leen jiite dig na leen ne dina ci indi ay saafara wante ñoom nag di xam leen ne fii leen jeexantalu mars atum 2018 dinañ dàbbaliwaat. ñu koy jaajëfal moom Yamakoli xam ngeen ni jamono ji may àddu ngeen di teewlu ñu ngi amal ab colloque international ñi di waa AIS ñoo koy amal jamono ji ca King Fahd Palace yéen koy waxtaane mooy lu aju ci wàllu diine ak jàmm muy ay tonte ñu jëbal ñenn ñu jàpp ni l'islam dafa xeetoo ak mbirum violence ak terrorisme loolee lañ bëgg a jeexal tàkk ci àdduna bi waral ba AIS amal ab colloque jamono ji sunuy ndaw ña nga fa bokk na ca Abdoulaye Ndiaye ak Mansour Sow Mansour ginnaaw bu ma la nuyoo ñu bëggoon rek nga jukkil ñu ci suba ak léegi ana lan moo jot a ruusandéegum ci lu aju ci boobee colloque nga xamante ni ñi di waa AIS ñoo koy amal jamono ji ca King Fahd Palace. voilà Pape Ousmane loolu nga daaneel rek foofu la ñuy tàmbalee asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax xam nga ni loolu mooy li fi tënkale tey ji ni maanaam salaam di jàmm ndax diine ji nga xamante ni mooy diine islam te tey ji mu tënkale ñun ñëpp ñu bokk ci prônéwul lépp loo prônéwul lenn lu dul li nga xamante ni moom mooy jàmm joo xamante ni nag tey ji moom la waa AIS di association islamique pour le soufisme ñoom ñoo taxaw rek amal li nga xamante ni moom mooy colloque bi nag noonu lël boo xamante ni tey ji dañ ko tënk rek ngir waxtaanee li nga xamante ni moom mooy taxawaayu islam waaye tamit naka la ñu mën a def rek ba wéyal li nga xamante ni mooy jàmm ndax xam nga ni Ba Ousmane ci jamono ji nga xamante ni lañu am colloque bi suñuy dëkkandoo ñu soriwul dara di waa Burkina Faso fële ca Ouagadougou représentation ambassade bi nga xamante ni bu France bu nekk foofule wóor dal na seen kaw ay jafe-jafe yoo xamante ni tey jii du lenn lu ay nit ñoo xamante ni lu ci ëpp dañuy mbuboo li nga xamante ni mooy diine islam ñoom ñooy taxawaay yoo xamante ni dañuy taxaw rek di def seen i ñaawteef te bu nu waxee ñu ni diine lañu taxawal te diine pronewul waaye tamit bërki démb gis ngeen que la xewoon fële nga xamante ni mooy ca Mali xew ca Côte d'Ivoire mu mel ni au niveau de la sous-région tey jii jot na sënkam rek ñu mën a waxtaanaat tey ji naka lan mën a def rek ba taxawaay loolu nag moo fi dajale tey ji nit ñi ñu annoncé woon fi nag ki nga xamante ni mooy Yélimane Jawriñ di premier ministre Mahammat Boun Abdallah Dionne moom moo waroon a ñëw teew bi ndaje mi waaye ci mujj tëgg ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé de l'action sociale moo ñëw nag ubbi li nga xamante ni moom mooy ndaje mi tey ji ci teewaayu ñi nga xamante ni nag mooy président li nga xamante ni mooy AIS di Mame Cheikh Mbaye
Mbacké Khadim Awa Ba waaye tamit ci représentation yi nga xamante ni ñoom ñooy ay confrères yi nekk ci biir réew mi ñoom ñëpp ñëw nañu daje fii nga xamante ni moom mooy ci ndaje mi panel yi nag tey ji tënk nañ ko ci ñetti panel waaye bu nekk rek ay sous-thèmes yu bare bari sax tey ji jot nañ ko fi waxtaanee bi ci njëkk nag Pape Ousmane mi ngi tënku woon rek ci wàllu li nga xamante ni mooy islam et paix maanaam jàmm ak islam thème bi nag ki ko introduire mooy Seydina Issa Laye di taaw ci xalif général de Layènes modérateur bi di Mounirou Sy du professeur université bu Thiès waxtaan nañ fi daal lépp loo xamante ni Pape Ousmane dafa jëm ci naka lañ mën a def rek ba li nga xamante ni maam yi jiw nañ ko fi ñu mën a fex rek ba gën ko dëggal waxtaan wi nag doon ko wéyal ba tey ji fii ak 18h waxtaane fi lépp loo xamante ni rek tolluwaayu jamono la waaye tamit rawatina nag li nga xamante ni moom mooy le spirituel le rapport qu'il y a entre le spirituel et le temporel maanaam diggante ñi nga xamante ni way politique yi ak nitu diine yi naka la ñu mën a def rek ba doon ay rapport yoo xamante ni doon gàññante Pape Ousmane loolu daal ci kanam tuuti dinañ fi dellusiwaat gën ko wéel waxtaane li nga xamante ni moo tukkee fii ndax recommandation yi ki nga xamante ni moo fi teewal yilimaan jëwriñ ji Mohamed Boun Abdallah Dionne di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale xam le na ni njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall xam le na ni moom ci boppam que ni lépp lu jógee fii ci wàllum recommandation bëgg na tey ji ñu xaatim ko tënk ko rek ci këyit goo xamante dañ ko koy jébbal ëllëg ak si biir ñu mën koo jëfee fii ci Sénégal Pape Ousmane. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Mansour Sow Abdoulaye Ndiaye ak équipe technique bi ñu teewal jamono ji ca King Fahd Palace jëm ci colloque boo xam te ni di waa AIS di association pour servir le soufisme di ko amal jamono ji jëm ci islam ak jàmm mu ngoog Mansour Sow jukkil ñu li nga xamante ni moom la ñu jot a waxtaan ci subaak léegi doon cérémonie officielle bi ñu leen di toppal boobay xew-xew fas yéene ci dikk ak yéen nu mu gën a yaato sunu xibaar yi ngoon yi lay doon bu soobee sunu borom ñu wax ci leneen benn ponk maa ngi leen ko nu junj ci ndoxteel bi muy ay bâtiment yoo xamante ne ca Mariste ña fa dëkkee am njàqare na boo moytul mënees na daanu indi ay jëye muy nag bâtiment yoo xam daanaka fukki at a ngi nii ñu nekk ci maanaam ñàkk kaaraange ñoom askan wi di ci joxañ baaraam tuuma jëwriñ ji ñu dénk wàllu renouveau di Diène Farba Sarr ñu jàpp ni moo bloqué yenn ci ay projet ñu sumb jëm ci gën a yeesal yooyu bâtiment ñoom nag la ñu jàpp mooy ni nguur gi war na cee taxaw lu ko mooy lépp lu leen yoon may daañu ci taxaw ngir fexe seen bâtiment yooyu ñu fexe ba nu ñu leen ko defaraate ñu ngi dëkk ca Mariste ni ki démb la ñu doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi sunu ndaw Ibrahima Fall la ma nga foon. weñ yi ñu tiim ñooy liggéey ngir téye immeuble bi mu bañ a daanu bokk na ci bu pavillon N te moo ne lu ëpp fukk ci immeuble yi ni mel seen xar kanam dafa ragallu askan bi gis-gis bi ñu ci am mooy li ni mel ab scandale la ci wàllu suuf waaye itamit ci wàllu koppar. liggéey ba sonn jënd seeni kër légalement ci société nationale SNHLM dëkk ci même pas 2 ans kër yi commencé balcon yi di daanu ci kaw bopp nit ñi loolu da lay nirool parce que caisse de dépôt bi ñu bëgg a yóbbu caisse de dépôt ñaari signification rek la am pour ñun collectif bi mooy ñu joxaat suuf si ay constructeur national ñu defaat la même chose ñu tabaxaat la même chose les mêmes immeubles qui sont prêts à tomber te loolu ñun duñ ko nangu. ñi dëkkee ci immeuble yi ne jaaxle nañu lool li tax ba seen projet ngir defaraat immeuble yi ñu daal di koy bloqué ka ñu joxoon baaraamu tuuma nag muy jëwriñ bi ñuy woowee Diène Farba Sarr. bi ñu demee seet Diène Farba dañuy état du dugal ñaar fukk ci lii wuti leen ay partenaires ñu wuti ay partenaires ba ak SNHLM ñu trouvé benn partenaire bu tudd China Railways bi ñu ñëwee site bi 3 hectares 300 la bu ñu woon ñu projet boo xam ne bu durable la bu définitif la boo xam ne suñu ñaar fukk ñun du ci dugg te bu ñu tabaxee liñ ñu dig dañuy jël logé ñu ba tabax ba noppi ñaari at wala ñetti at suñu tabaxee ba noppi delloo ñu suñu appartement respecté même superficie bi ba pare ñun duñ dolli ñaar fukk loolu la ñu convenir ak ñoom ba ñu signé accord ak ñoom SNHLM signé ak ñoom ay nit jóge fi dem Chine waa chinois yi jóge fi ñëw fii def ay études sondé suuf si ba ñëw ba ne installé nañ ba joxe deadline 31 décembre 2017 ñu toog ba ci yàgg ñu dégg ne ministre bi nanguwul a signé projet boobu ndax nee na dafa cher te état bi daa leb ba mënatu la leb te ñu gis état bi leb di tabax ay salle de conférence ñu gis état bi leb di tabax ay arène nationale ndax loolu ñuy tabax di ko jox ay citoyens ndax ñooñu dañoo gën a nekk ay sénégalais. c'est le ministre lu tax mu bëgg njabootam di tëdd ci sécurité ñun ñuy tëdd ci insécurité lu tax mu bëgg soxnaam ak ay doomam di nelaw ci kër yu luxe ñun ñuy nelaw ci kër yoo xam ne ay été ko téye. toll na ci ñaar fukki immeuble yuy waaj a daanu wala boog seen xar kanam ragal lu lool juróom-ñaar ci ñoom fi mu toll nii defkatu ñaawteef yi fa la ñu def seen tooguwaay
gannaaw nag ba ñu jëlee ña fa dëkk loolee nag tax ba askan bi di yuuxu wàllu ndax kat lii di kaaraange dañu koo xamatul. dama la ne à partir de maintenant benn solution boo xam ne yoon may nañu ko bu ñu ci génnee amul lépp lu ñu yoon may pour ñu rétablir ñu ci suñuy droit dinañ ko def ba ci secrétaire ministre bi ca biir bureau. Ibrahima Fall jamono boobee waa Maris di ragal jëy am ci seen gox boobee ci mur yooyu nga xamante ni jàpp nañu def ba màggat jëwriñ juñ dénk wàllu kaaraanga biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mu nga doon dalloo ab bis bu ñu jagleel wàllu protection sociale di fexe ba askan wi mën a mucc ci yenn ci ay jëye yoo xam ne dafay bàyyee ko ci moo xam ci jaww ji wala sax yenn ci ay mbir yoo xam te ne dañu dëkkaaleek moom ñu gën ko xam ci protection sociale moom jëwriñ ji yemu ca fësal ni daañu def kem kàttan ngir taxawal ab cadre juridique boo xam te dina mën a muccal askan wi ci wàllu wu ni mel ñu teewlu ay kàddoom moom Aly Ngouille Ndiaye. Quant aux populations cibles bénéficiaires de toute initiative visant à... ci lu soxal population yi nga xamante ne ni am nañu initiative amal seen kaaraange faw nag ñu am comportement yoo xamante ne ni dafay mucc ayib gouvernement bi xam na bu baax li nga xamante ni moom moo soxal askan wi ci wàllu sécurité te loolu mënees nañ wax ni sax lu xel mën a nangu la askan wi am ay njàqare ci wàllu sécurité gouvernement bi dana fexe ba lépp luy kaaraange mu gën ko dooleel système de protection civile bi dana ko gën a yokk man nag ci li ma soxal danaa fexe ba yokk effort yi nga xamante ne ni ñi fi nekkoon def nañ ko fi ngir nag loolee mën a antu danañ fexe ba teg ay kuréel yoo xamante ne ni danañ ñu mën a permettre ñu fexe ba mission boobu nga xamante ne ni askan wi sas nañ ñu ko ñu mën koo matal. dont le statut juridique devrait lui permettre de mieux exercer les missions assignées à ce domaine névralgique de l'action publique. mu ngoog nekkoon kàddu jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye ki ñu ko doon tekkil di Codé Ndiaye ñu wax ci leneen muy yeesal justice réewum Sénégal xam ngeen ne am na ab liggéey buñ ci sumb lu tollook 27 ci ay membre ñoo ci ñe sëgg ca ngir fexe jébbal ab rapport fii ak weer bu ñu sukkandikoo ci kàddu jëwriñ ji dénk wàllu justice di Ismaïla Madior Fall ne daañu ko jébbal njiitum xew mi di le président Macky Sall daanaka ñetti ponk bokk na ci la gën a soxal boobee rapport mu ngi jëm ci statut ñii di magistrat yi ak it gën a yeesal conseil supérieur de la magistrature waaye yu aju ci wàllu carte judiciaire ñu teewlu kàddu jëwriñ ji di Ismaïla Madior Fall. comité de concertation bi dañ ko def pour mu nekk comité boo xamante ne dañuy waxtaan ci problème yi nga xam ne dafa nekk ci wàllu justice suñu waxtaanee ba pare nag ñu def ay recommandations jébbal ko président de la république comité bi nag ñi ci nekk ay magistrats la ay avocats huissiers notaires société civile li ñuy waxtaan nag ñetti poñ la mun nañ jàpp ñetti poñ yi ci ëpp solo benn bi mooy statut magistrat yi dañuy xool statut bi saytu ko xool lépp li nga xamante ne daf ci nekk ay insuffisance ñu jëm ko corriger ñaareel bi dafa porté ci conseil supérieur de la magistrature dañu xool ndax conseil bi ni mu composé woo baax na wala ndax waruñu ko élargir dañu xool ndax conseil supérieur de la magistrature attribution yi nga xamante ni daf ko am baax na wala war nañ ko yokk donc dañ ciy waxtaanaat ci conseil supérieur de la magistrature beneen bi mooy carte judiciaire bi ni ñu amee ay tribunaux d'instance tribunaux de grande instance cour d'appel cour suprême ndax loolu jarul ñu xoolaat ko gën ko rationaliser ba nga xam dañu am carte judiciaire boo xam ne justice bi day gën a nekk proche de justiciable. mu ngoog nekkoon kàddu jëwriñ ji ñu dénk wàll justice de Ismaïla Madior Fall mu ngi ko yëkkati ginnaaw bañ doon jébbal ay lijaas ay greffier toll ci fanweer ak juróom-ñett ginnaaw bañu leen tàggatee ñoom nag taxaw nañu temm ne daañu def seen kéem kattan ngir gën a dëgëral justice réewum Sénégal jëwriñ ji it sàkko ci ñoom ñu fexe ba liggéey ba la mu làmboo ñu fexe nañ ca taxawee bokk na ci mbirum déontologie ak it bokk ci ñuy gën a taaral justice réewum Sénégal Jibi Sax Joni fanweer ak juróom-ñett ci ay greffier yu yees yu génne ci centre de formation judiciaire bokk ci promotion Daniel Etienne Ndiaye ñoom la ñu jox seeni lajaasa Adama Goudiaby di kenn ci ñoom mbégte rek la àndal te nee na itam noppi na ngir daal di jëriñ justice su réewam. liggéey rek moo ñu war parce que justice dafa compter ci ñun def nañ formation bu baax li ñuy xaar mooy liggéey rek. comme ni ñu ko réew mi santé comme ni ñu ko suñu ministère santé. mu ñëwoon nag teewe bi leen ndaje jëwriñ gi ñu dénk wàllu yoon ci biir réew mi mu ngi fàttali greffier yu yeesile li leen di xaarandi. soo amee promotion boo xamante ni dafa am greffier yu am niveau intellectuel boobu soo yoree justice dañ ciy kontaan donc dañuy renforcer ressources humaines yi
loolu nag dafay entrer dans le cadre de ce que le président de la République monsieur Macky Sall di woowe la modernisation de la justice. mu dolli ca di xamle ne dina def kéem kàttanam ba gën a yokk anam bi ñi nga xamante ne nii dañuy yëngatu ci wàllu yoon di liggéeyee. ni ñu amee ay tribunaux d'instance tribunaux de grande instance cour d'appel cour suprême ndax loolu. am carte judiciaire boo xam ne justice bi day gën a nekk proche de justiciable. ginnaaw nag ñaari at yu taroon lool fanweer ak juróom-ñett ci ay greffier yu yees yile génn nañ nag ak seenuk lijaasa ci seenuk poos ñoom ñi le sax waat nañ ne tàggat nañ leen te noppi nañu ngir jëriñ ci nu mu gën a mucc ayib seenub réew. Djibi Sarr Joni diggante Sénégal ak Mauritanie fii ak ab diir daañu xaatim accord yu war a dox seen diggante jëm ci wàllu napp gi waaye it la ñu dëxëñ ci yooyee accord liggéey bi buñ ca noppee daañ ko xam fii ak njeextalu weeru mars bi ñu ne ki ko xam ne di jëwriñ juñ dénk wàllu napp gi di Oumar Gueye ginnaaw ba mu doon amal ab doxam nemmeeku jëm ca marché central poisson bu Pékin ak liggéey yañ fa sumb mu rafetlu tolluwaay liggéey boobee ci teewaayu suñu ndaw di Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala. nga xam ne moom mooy yor wàllum napp gi fii ci mim réew dafa amal tukki nemmeeku ca marché central au poisson moom nag dafa ñëwoon seet nag liggéey bi nga xam ne dañ ko daal di amal foofule ministre bi jaaree fa nag addu ci accord de pêche yi nga xam ne moom la Sénégal war a xaatimal digganteem ak Mauritanie. ñu ngi ciy liggéey ndax bi président demee foofu président Macky Sall xaritam doomu ndeyam président Mohamed Abdel Aziz invité ko ñoom dañu sas président daf ma jox ndigal président Mohamed Abdel Aziz jox ndigal ki nga xamante ni mooy sama nattangoo foofu jox ñu ni fii ak le 31 fii ak le 30 sax mars war nañu pare xaatim lool. jawriñ bi àdduna tamit ci accord de pêche yu nekk diggante Sénégal ak Guinée-Bissau. Guinée-Bissau amuñu problème napp ndax ñoom am nañu accord ak Sénégal ñetti téeméeri licence am nañ ko foofu Gambie amuñu problème am nañu ñaar téeméer ak juróom fukki licence. ñi nga xam ne nag ñooy liggéeyee ca marché central au poisson di mareyeur yi daal di rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne nguur gi sumb na ko foofulee. jàngat bi moo fi am daal mooy avant directeur bi ñëw marché bi metti woon na lool. salte na woon lool ak bu mu ñëwee léegi daal changement yi bare na lool. marché central au poisson da doon jànkonteel ay jafe-jafe waaye ay weer a gi nii am na ay jéego yu am solo yuñ fa daal di def ngir rek def liggéeykat yi ci anam yu mucc ay. mouvement na dem samp nañ ko ca Touba ña ko sooke di Moussa Diakhaté bu parti bokk gis-gis ak Mohamed Maseli bu parti démocratique sénégalais ñoom nag fësal nañu ne nguur gi daanaka la ñu bëgg mooy fexe jaxase carte gi ci élection présidentielle yu ñu dëgmal ci seen i kaddu la koy firndeel bokk na ci kaddu yi nga xamante ni kii di Aly Ngouille Ndiaye yëkkat na ko ay bés yu ñu jëm yu ñu génn loolee jur coow ci réew mi dañ ciy teewlu njiital mouvement na dem di Moussa Diakhaté ca Touba ci micro suñu ndaw di El Hadj Modou Gueye. ku waay nekk ci Dakar ku waay nekk ci Touba ku waay nekk ci Sénégal te yaakaar ne Macky daa war a dem nañ parti suñu jëmmi parti ndax nag wax bi nga waxee ci muy dëkk bari na ñuy xalaat seen bopp te Sénégal a soxla balaa nga naan naam ñeppa su carte gi leerul ku jël sa carte d'identité koy mën a voté te su dafa wàcc day jàllaat kon ñu képp koo xam ne yaa ngi ci guddi képp koo xam ne jàpp nañu Macky Sall daa war a dem jàppal sa morom bi nekk ci beneen parti ngeen joxante loxo benn seen yi ñàkk dal ko yi xale yi dund gi waaye ñett am dëgg mbar mu cay bàpp mën naa am dëgg na carte ji leer gars yi jël avance ku bëgg dugg ci yaram bi dugg te ñu ñaan kii ñëw yàlla na nekk tàggat yu am ba yàlla na jëm Sénégal waaye ku ngeen fal moo yëg ndawam ndax avenir Sénégal moo nekk ci kanam bu lépp amee déclaration de guerre la nit ñi ñoo jóg xeex ko lu daw Khalifa Sall nañu ñaan nit ñi fàtte parti du mbiru libéral du mbiru socialiste mbiru Sénégal la Khalifa Sall su nangoon doon surga surtout nangoo topp ci Macky Sall kenn du ko topp liñ ko def nag jombul Pape Diop jombul Idrissa Seck jombul keneen ndax seetaan nañ ba Karim Wade ñu exilé ko jëndi ko
France fas yéene dugal loxoom ci ñu jëlee ay ndel di ay mine ca Casamance xam ngeen lu toll ak 200 ci ay site daanaka ay ndel nga fa te lu mel dafay bokk ci luy indil ay jafe-jafe askan wu fa dëkkee France ne daañu mën plaidoyer bi ci war bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di ambassadeur France fii ci réewum Sénégal di Christophe Bigot mi jàpp ni koppar ya ca war daañu fexe ba nguuru wala bokk ña nekk ci bitim xew seen loxo sàkku ci nguuru Sénégal mu taxaw ci ngir fii ak atum 2021 miin mën a jeex tàkk ca Casamance ñu teewlu ay kàddoom moom ambassadeur bu France nekk fii ci réewum Sénégal di Christophe Bigot. lii di teggi ay ndell dafa di lu yàgg am na ay pexe yu bari nag yu ñu ci jot a def réew mi di France itamit dugal na ci loxoom atu 2009 2010 2011 2012 ba ci 2013 tey jii dugaluñ ci suñuy loxo directement. kuréel bii ñuy woowee handicap international ci sama yaakaar moom kese moo yelloo fu mu toll ni xeex bi ci jamono ji mooy àddu wax nga dëgg fësal ko ndax kuréel bi yoratul lu doy ngir mën a def liggéeyam laaj bi nag samp na ngir gëstu ay pexe ngir mën a am nag koppar yu ko gunge bu Sénégal waaye itamit bu jógee ca bitim réew bu dee buy jógee Sénégal nag loolu amuma ci pexe bu dee buy jógee bitim réew nag yaakaar naa ne comité international bi pare na ngir gunge ñëpp rawatina liggéey bu mel nii loolee ngir dajale élément yëpp ngir xool naka la ñuy def fii ak atu 2021 ñu bañ a gis am ndell. de zéro mine pour 2021. ngo kaddu Christophe Bigot di ambassadeur France nekk fii ci réewum Sénégal Ibrahima Fall moo doon taataan ay kàddoom duñu wax Casamance lu may ni xel yi dafa dem ci nees mën a def ba jàmm mën fa ne ñu ci ëpp jàpp ni mënta nekk bu fekkee ni jigéen ñi soobuwuñ ci di gis-gisu plateforme bi ëmb jigéen ñi sàkku jàmm ca Casamance seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi ñu jàpp ni ñoom rôle bañ ca am dañ ko joué ba mu jeex tàkk mooy ni dox seen digganteeg nguuru Sénégal ak ñi nga xam te ne ñoo bëggul jàmm ca Casamance la ñu jàpp mooy ni bu jàmm joojee sax warta mën a am vainqueur ak vaincu la war a doon seen ko gis-gis war a doon taxawaay ñëpp mooy fexe jàmm jooje ñuy sàkku ñoom jigéen ñi dugal ci seen loxo leeral yeeg suñu ndaw Mansour Sow. fexe nag ba jàmm sax dàkk ci miim réew fala budde jigéen ñi dugal ci seen loxo ndax tey jii jigéen ñooñu le bu ñu demee fële nga xamante mooy ca bët saalumu réew mi bokk nañ ci ñook xale yi ñu gën di loru ci li nga xamante ni dafa jëm ci wàllu xeex boobule. victime de mine yi dañu bari problème yi viol yi bari problème mu déplacé yi ak réfugié yi muy problème boo xam ne ça nous prend à cœur te ñun tam dafa am sax lu ñuy ragal ndax am na yeneen conflit ay yeneen petit conflit ñu nekk ci ginnaaw ay problème mu foncier problème mu vol de bétail problème yu ndawaan yooyu yoo xam ne day ñëw alimenter le grand conflit mu gën a garaawal. bu ñu bëggee jeexal nag xeex boobule wala loraange yooyu nga xamante ni guerre bi mu ngi koy indi faaw rek ñu xool ay li nga xamante ni ay ñal la yu ñu mën a jaar ngir fexe rek ba mën a waxtaan ak nit ñi te tey jii li ñu duppee communication nekk na yoon woo xamante ni bu nu fa jaaree rek dinañu mën a xelal askan wi ci naka lañu mën a def rek ba saxal dàkk rek jàmm ci miim réew ci waxtaan woowule jigéen ñi nga xamante ni ay parlementaire lañ maanaam ay député ñoom am nañ ab toogaay bu am solo buñ ci war a toogee. ñu dugal seen loxo gën ci fës ci utum jàmm Casamance ndax ñoom la ñu yaakaar ñoom la ñu voté ñoom la ñu teg assemblée nationale pour que lu ñu metti ñu wax leen ko ñu mun ko jottali exécutif président de la république loolu mooy seen liggéey loolu lañ leen sax. jigéen jàmm ko gën jàmm ko jik ndax jigéen jaboot la te jaboot jàmm ko jik loolu moo tax nag ñun comme ay parlementaire lañ ñu ne taxaw nañu pour porter plaidoyer boobu maanaam fu ñu jëm ci exécutif bi ci société bi dinañu ci wax lu ñu mën pour que jàmm dellu si foofu ci biir Sénégal. Sénégal nag lu ëpp fanweeri at ak juróom lii nga xamante ni ab xeex la ma ngi am fële ca bët saalumu réew ma tey ji jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo ci ëpp rek lu ñuy loru ci xeex boobu la nga xamante ni tey ji sax ñu bare bari jàpp ni doy na sëkk loolu waral nag plateforme des femmes pour la paix en Casamance di kuréel goo xam ne dafa lëkkale jigéen ñoo xamante ni dañuy xeex rek tey ji ngir jàmm dellu si ca Casamance tey réseau boobu la sax tey ji buñ koy xool rek am na fukk ak ñeenti organisation faîtière ak juróom fukki junni membre yoo xamante ni tey dañoo tënku rek ngir jàmm del si ci Casamance.
Mansour Sow ñu wax ci tournée xalifa Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass xam ngeen ni jamono ji ma nga ca Mauritanie daal di dalloo li nga xamante ne mooy cérémonie officielle la muy sàkku ci ñaari réew yi di Sénégal ak Mauritanie mooy nañu fexe ba suuxat jàmm ci xel yi ak ci xol yi doon it lu ñuy jëmbat ci seen i jëf kilifa yam fa fekkit rafetlu na mu yegsee ci réew ma ñoom it fësalaale taxawaayu Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass ci diina ji ci Afrique ak ci àdduna bi ci jamono bi muy dund. ñu ànd ceeg suñu ndaw di Pape Malick Fall. ku ne Mauritanie sa xel du ñàkk mën a dem ci taalibey Baay yi takku yi nga xam ne ñoo faree fii ci diwaanu Nouakchott ñoom nag mbëggeel ak cofeel bu fës moom moo nekk seen diggante ki nga xam ni moo di Maulana Cheikh Ibrahim askan wi ñuy fekk fii ci buntu résidence su xalif bi bokk na ci li koy firndeel. Cheikh Ibrahim était un modèle extraordinaire pour l'humanité tout entière. Cheikh Ibrahim Niass n'est pas seulement un chef spirituel. Cheikh Ibrahim Niass est un exemple de conduite dans la vie qui traduit exactement le comportement de Cheikh Ahmed Tijani et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ñoom taalibe yi nga xam ni ñoo jugee ci gox yi fasantikoo yi nekkee fii ci diwaanu Mauritanie jàpp ne Baye Niass moom bokk na ci kàngaam yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk diine l'islam. Le 20e siècle a été le siècle des grands. Parmi ceux-là, Cheikh Ibrahim Niass. En témoigne l'Afrique tout entière. En témoigne les autres continents, de l'Amérique jusqu'à l'Australie. L'empreinte de Cheikh Ibrahim Niass dans le comportement de ses fidèles, qui se comptent par dizaines de millions à travers les continents, est une empreinte de bon comportement, une empreinte de dévouement vis-à-vis d'Allah, une empreinte d'entente et de fraternité. Loin de l'extrémisme et loin de toute autre forme. teewaayu ñeenteelu xalif général bu faydu Tijaaniya am ci jamono ji nga xam ne sagar day xeeñ ci diggante ñaari dëkk yi di Sénégal ak Mauritanie moom ku tedd ki daal di sax amal ab waxtaan ak ki nga xam ni moo di njiitum réewu Mauritanie président bi sax rafetlu na jéego yi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass daal di na koy dox ci diggante yi ñaari réew yi. mu ngoog ñu koy jaajëfal Pape Malick Fall di suñu ndaw ya ñu àndal ca Mauritanie ci tournée bu xalifa Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ñu wax ci métier de la semaine ànd ceeg ñi nga xamante ñooy électromécaniciens yi di liggéey boo xamante ni ci seen kàddu dafa laaj xarañte waaye it njàng ba mokkal ko ndax yi xees maanaam xeetu oto yu yees yi faw nga jàng ngir mën a dëppook la ñuy laaj ci wàllu defar géege ci aju ñoom it gën a moderniser seen liggéey ñu leen di dippee ay artisan jëm ci wàllu automobile ñu ngi fësalit ni ñu ngi gis seen bopp ci boobu liggéey teew nag bëri na ay risque yooyu lan la danga ci ànd ak suñu ndaw di Ajara Njaay. ay ordinateur ak ay matériel yu yees la ni fekk nag jamono ji ci ay garage yu mécanicien yu bari métier bi nag tàmbali di moderniser wu ndax ñu mën di àddoog modèle oto yu bees yi